jërëjëf mbokk internet yu Bambey 24 ñu ngi leen di nuyu bu baax a baax di leen wax rek ne tey nag première édition bi nga xam ne poste de santé Léona Nord moom moo ko amal muy bébé de l'année ñu fas yéene ànd ak yéen dem ci biir nag xool leen ki nga xam ne moom moo di bébé de l'année juddu na doom ju góor la nee nañ nag wax dëgg fa yàlla première édition ñu am doom ju góor loolu lu ñu war a sant yàlla la fii ci poste de la santé Léona Nord dañuy fas yéene ànd ak yéen ci cérémonie bi nga xam ne nag bébé de l'année 2022 mu nekk xale boo xam ne Kër Sakour la dëkk mu nekk góor kon foog naa ne mbir mi dina neex première édition poste de santé bu Léona Nord dañuy ànd ak gars yi ci cérémonie bi dem xooli bébé bi daal di ñëwaat. bu njëkk ci poste de santé Léona Nord ñu am fii bébé bu góor tey jii nag ñu ngi ci biir salle bi toog ak yaay ji fas yéene koo laaj tuuti rek xam nañ ne fi mu nekk nii ndokkale lañ koy wax. di ko ñaanal mu nekk loo xam ne lu ko jig la taawam bi nga xam ne mooy taaw bu góor bi mu am muy bébé de l'année yàlla mu nekk taaw boo xam ne taaw bu bëri ñam lay doon waaye taaw bu baax lay doon taaw bu am lislaam di ko félicité di ko wax rek ne lan nga yëg tey. salaamaaleykum waa maa ngi leen di nuyu ku nekk seen tur si sant metti na waaye sant yàlla rek yàlla. tey yow yaa nekk ki nga xam ne yaa njëkk am bébé de l'année ci poste de santé Léona Nord lan lay def si yow. xanaa sant yàlla rek metti woon na waaye sant yàlla rek yàlla bu baax. lan ngay wax ñi nga xam ne ñoom ñoo di ICP yi ak ñi nga xam ne ñoom ñoo la rawale muy sage-femme yi. waaw sage-femme yi moom sonnoon nañu torop ndax sonaloon naa leen avant xale bi di judd. waaye ñoom ñoo am ma seen fay. waxee rek lii moo nekkoon édition bi nga xam ne moom lañ leen amaloon tey ci poste de santé Léona Nord waaw xam naa dina métti waaye nga sànni ñaari kàddu rek ci premier sa taaw mu nekk bébé la ne lan nga ko sentir. waaw auzu billaahi mina sheytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim ginnaaw bu ñu sant yàlla ñu ngi jënd si yonent bi bon ñu ngi gërëm tamit kii nga xamante ne mooy sama soxna parce que lii lépp moom la ko wax. parce que depuis grossesse moom mi ngi wane njàmbaarte ci kawam parce que mi ngi doon jël ay garabam mi ngi doon suivre ay rendez-vous am yëpp mi ngi doon suivre à la lettre aussi di sant tamit ñi nga xamante ñoom ñooy sage-femme parce que taxawu nañ ko bu baax depuis bu muy kiyee ba tey ñu ngi koy taxaw bu baax waaw. présentation bi noonu lay demee xëy na rek dañuy ñëw ci ki nga xam ne moom moo di bàjjenu gox di maire Khady Gningue mu daal di ñëw jël parole bi. bàjjenu gox wala beneen relais ñu nekk fii ñoom defuñu li ñu war a def dañuy ñëw wax leen. mais macha allah tubaarkalla kenn ku nekk yaa ngi liggéey li nga war a liggéey buñ ko doonatoon def dañ leen koy wax ñoo ngi sant yàlla bi nga xamante ne poste baa ngi jëm kanam bu ngeen liggéeyutoon dara poste bi du jëm kanam ñoo ngi leen di yéen laay njëkk a sant ndax personnel ñooy yor poste docteur dafay laabir xolam dafay laab mën a accueillir malade loolu moom dama koy wax dama insister dama koy wax parce que ñoom it dañ maa def kilifa def ma mag seeni mii lu ko jaaxal def may woo te bu ko neexoon du ko def nekk naa fi ba retraité ba jóge fi bu ma neexoon bàyyi ma dem mais def maa formé comme bàjjenu ko ma nekkaat ci biir poste bi di liggéey ak ñoom lu ma wax rek doy na leen ma di leen sant di leen ñaanal lii yal na ngeen ko fi yàgg a def seeni yal na nga fi jógee ak promotion ak xale yi ba ci nguy faama mi taxaw ci sama wet yàqul dara bëgg na liggéeyam fonk na liggéeyam am na yar am nay teggin dañuy xëy heure di wàcc heure bu ngeen ko defutoon itam population bi am nañ fulla ak fayda joo xam ne ji fu ñu jaar boole leen te ñun bàjjenu gox yi nag wax doo ngoy suñu métier na fu ñu jaar ngeen yàqu heureusement nag ba nga xamante ne yéen a ngi liggéey li ngeen war a liggéey ma di leen sant di leen gërëm. rek ci cérémonie bi nga xam ne moom la ñuy def ci bébé de l'année bi nga xam ne moom moo di année 2022 mu nekk xale bu góor ñu koy ñaanal yàlla may ko fan wu gudd mu am barke dañuy jox ki nga xam ne rek moom moo di président comité de santé bi nga xam ne moom moo di poste de santé Léona Nord muy Malick Dieng di fi liggéey bu am solo ñu bàyyi ko rek moom it mu def wax li nga xam ne moom la yëg. naxas moo tax mu def loolu di ko remercier di ko ñaanal li mu bëgg moo ko xam yàlla na ko yàlla defal saas ñu ngi lay poste bi yëpp ñu ngi lay remercier gis nañ sa taxawaay wax ju rafet ji ngay wax. ñu ngi lay ñaanal bu baax maire Khady dafa fàtte bi muy wax ni moom bokkoon na comité de santé moom ñun ñoo ko comité de santé bii moo ko remplacé ñun ñoo ko remplacé kon moom liggéey na fi doon na fi membre comité de santé nekk fi bàjjenu gox kon moom poste bi deseelatu ko dara nekk fi mat waaye mooy liggéey fi rek di sant
suñuy partenaire yi nga xam ne ñoom la ñuy liggéeyal muy mutuelle yi muy mutuelle Alom gi ak mutuelle Muscom gis nañ ni ñuy liggéey ak ñun sincèrement ñu ngi leen di remercier bu baax ñun moom ñun ak ñoom bëggee ji fer la quoi di sant le comité de santé bi nga xam ne yàgguñu fi man ak ñoom peut-être ñoo doon jongante di xëccoo man ak sama maam la chaise yi nii moom moo ñu ko aal di ko sant bu baax il est venu avec sa participation di ko sant parce que dama koy sant doublement dama koy sant parce que dafa wax monsieur Omar Sow ni ñun dañuy def Bébé Délné mu def une participation symbolique loolu dama ko ci remercier parce que ñun bokkoon na ci suñuy parrain bu ñu xamee ni nekku fi bëgguñu woon insister trop bëgg a joxe lettre bi muy mel ni ñun dañuy nekk wut xaalis moo tax ñu bàyyi ko moom daf ñu bett dugg ci ji wax ak man nañu Omar Sow wax naa ko seen mbir il a contribué maa ngi la ci sant au nom du poste de santé di les remercier bu baax di ñëw ci monsieur le maire mooy suñu premier partenaire dama koy waxaat monsieur le maire poste de télévision bi moom moo ñu ko jox monsieur le maire ba mu fi nekkee ba léegi sincèrement mi ngi def man saa boo gisee dem naa ko li yaa ngi def de mais da ngay yokk li ngay def parce que sincèrement chaque année il nous donne des fonds de dotation mi ngi ñëw dama leen yóbbante ci moom rek parce que xam naa ne mi ngi ci yoon parce que waxtaan nañ bi fi ñëwee keroog rek mooy le projet de l'extension du poste dañ leen di wax ni poste de santé bi Bambey par exemple su hôpital bee nekkoon EPS fii mooy nekk centre de santé. sincèrement kontaan naa peut-être discours bi day nekk mon dernier discours parce que dañ may renouveler moo tax mu xaw a gudd di sant ñëpp xëy na du ma mën a jaaraat ci ñëpp di sant ñëpp sincèrement maa ngi sant ñëpp di leen gërëm kontaan naa soo leen demee ci maire génn ko kontaan nañu mi ngi def lu ñu bëgg mooy mu yokk luñ la deful parce que nag il nous a permis de faire beaucoup de choses su fekkoon ni permettre ñu leen du ñu peinture du ñu am ambulance on a essayé am ambulance parce que metti woon na poste bi koo xamoon xam ni nag ñi fi nekk di liggéey du mu ne le comité de santé parce que le comité de santé ne fout rien dañuy exécuter rek sincèrement personnel bi fi nekk moom mooy liggéey li fi am xaalis bi fi am ñuy mën a jëndante ay garab ak yooyu yëpp ñoom ñoo koy liggéey di leen sant di leen gërëm di leen wax ni poste bi yaafuusul da leen xool suñ mënoon projeté tey di projeté fii statistiques yi on fait partie des meilleurs postes. dañuy wëy rek ci cérémonie bi nga xam ne ñu ngi koy amal fii muy cérémonie Bébé Délné ci poste de santé Léona Nord xanaa di introduire rek ki nga xam ne moom moo di représentant parrain Omar Sow mu daal di moom it ñëw yëkkati kàddu mu di Mbaye Diack bisimilah. maaleykum mbooloo mi ñu ngi nuyu ñi fi teew ñëpp ku ci nekk ci turam ak santam di am mbégte lool pour ñëw teew fii nii. fekk ci suñu sët Malick ak équipe bi nekk ci poste de santé bi fii yëpp Léona Nord ñun nag dañu fi teew ci ñaari casquette benn casquette bu njëkk bi mooy ci président comité de santé bu centre de santé beneen casquette bi ci des mooy comme ni ko Malick waxee léegi représentant wu PDG Omar Sow bu groupe Odis. alors ci li ñuy njëkk a wax mooy fi Malick daanelee léegi dañ koy féliciter moom di féliciter personnel bi nekk fii parce que à dire vrai poste bi ku fi ñëw xam ni ñi fi nekk ñu ngi liggéey donc ñu leen ciy féliciter bu baax a baax di leen encourager di ñaan yàlla également seen projet yi ñu am yëpp suñu borom dimbali leen ba mu mën a antu bu loolu weesoo aussi. ñuy rafetlu initiative bii nii c'est une première mais quand même c'est vraiment une initiative boo xamante ni ñu ngi koy rafetlu di ñaan également ngeen pérenniser ko mu nekk loo xamante ni dañ koy inscrire ci agenda wu poste de santé bu Léona Nord parce que lu rafet la donc en tout cas au nom du comité de santé bi nga xamante ni ñun ñu ngi koy jiite. ñu ngi leen di feddali encore suñu collaboration et également au nom du PDG Omar Sow ñu ngi leen di wax ni moom tey lii xëy na peut-être premier pas la
mais pare na pour jàpp ci poste de santé Léona Nord bi et que dans l'avenir je crois que dinañ ci discuter dinañ ci waxtaan ñu xool ban apport la ci mun a indi comme ni mu koy defee un peu partout dans Bambey. ñu chef de poste ki nga xamante ni nag tey lépp moom la waaw ki nga xam ne tey nag buñ toogee fii rek tàccu leen ko bu baax waaw mooy la femme battante comme niñ koy waxee rek la femme battante mooy suñu référence mooy suñu fierté parce que tey poste bi bu melee nii rek wala personnel bi mën taxaw seen liggéey def ko ci yoon rek moom la parce que nag nañ koy seede à chaque fois que ne moom ku fonk liggéeyam la ku respecté liggéeyam la te ku nekk ak moom rek da ngay ñeme lu métti da ngay ñeme liggéey kon ICP ñu ngi lay ñaanal ñun ci turu personnel bi yëpp ñoo ngi lay ñaanal jàmm ñoo ngi lay ñaanal promotion ñoo ngi lay ñaanal édition bi nekk ay édition nekk réussite ñu lay ñaanal aussi ci at bu bees bi yàlla yokk say wërsëg teg loxo si njaboot gi sàmm njaboot gi poste de santé Léona Nord gën a prospère voilà l'ICP à vous la parole. di gën a sant nag ñi nga xam ne ñooy personnel communautaire bi mooy relais yi mooy ASC yi mooy bàjjanu gox bi mooy chauffeur bi mooy gardien bi mooy femme de ménage bi mën naa wax ne su nekkul woon ñoom xëy na poste de santé bi du yegg tey fi mu yegg bu yeggsee fii ñoom la poste bi parce que bu fekkee ICP rek la ak sage-femme poste bi du mën a sori parce que léeg-léeg dinañ la woo réunion di nga dem léeg-léeg di nga bëgg a voyager di nga dem te ñoom ñi fi des ñu ngi bay seen waar ci liggéey bi pour lu gën a jëmale poste bi kanam kon maa ngi leen di sant bu baax ñoom ay Amazone lañ ndax bàjjen gox yi ñoom tamit ñoo ñu nekkal suñu diggante ak population bi fu suñuy tànk jotewul wala suñuy bët wala suñuy nopp ñoom ñooñu fa nekkal lu xew ci population bi wala lu ñu soxla ci ñoom ñooñu koy doxal lu war ci population bi ci mbirum santé ñoom ñu ngi koy dox parce que mënuñu egg fépp kon ñoom tamit seen côté boobu ñu ngi ciy bay seen waar bu baax ñu ngi leen di sant bu baax a baax di sant ñi nga xam ne nag ñoo féete ci poste bi muy ASC yi nga xam ne ku dugg ñoom ñoo lay accueillir ñoom ñoo lay seet ñoom ñoo lay faj ñoom ñoo lay defaral lépp mën naa wax ne ñoom ASC yi nga xam ne ñoo féete ci poste bi xëy na amul ASC bu góor ay personnel bi yëpp féminin la ñëpp ay jigéen lañ mën naa leen wax ne elles sont incontournables incontestables ñoom ñëpp nag bàyyiwuma kenn ñoom ñëpp ba ci bàjjan gox yi ñoom ñëpp rek ñu ngi leen di sant bu baax nag di leen gërëm xam nañ jafe-jafe yi ngeen di daj pour di nekk ci liggéey bi ñoo ngi gërëm aussi seeni boroom kër ndax xëy na bu ñu leen comprendrewul woon mun na demee neneen parce que dangay nekk ci poste bi léeg-léeg nga def fi 2 jours wala 3 jours kon sa boroom kër wala sa soxna bu la comprendrewul rek yëf yi mun na demee neneen kon ñoom ñooña féete kër ga tamit te bàyyi leen ñu ñëw di liggéey ñoom tamit ñu ngi leen di gërëm ci compréhension bi duma fàtte woon tonton Blin moom tamit suñu partenaire la maa ngi koy nuyu de passage waaw sànq Malick tuddoon na ko mais moom tamit moo yore mutuelle de santé MUSCOM bi waaw moom tamit ñu ngi koy nuyu di ko sant bu baax di nuyu sama dëkkandoo yi dëkk fii ñoom tamit sorewuñ dara poste bi ñoom ñëpp ñu ñëw teew maa ngi leen di nuyu ñoom ñëpp aussi di leen sant di leen sargal di wax ne bébé bi yàlla na dund màgg am ndey ak baay te mu bokk ci maanaam ñiy jiite réew mi ëllëg yàlla defal yaay ji jàmm ak salaam. dalal représentant El Hadj Dia bu fekkee ne moom pare na ñu daal di koy dalal mu yëkkati ay kàddu moom ci parrain yi la bokk. kenn ku ci nekk maa ngi lay nuyu ci sa tur ak sa sant di fi teew nag ci turu monsieur l'ambassadeur El Hadj Dia man may présidente bu secteur bu Léona Sud maa ngi ànd tamit ak Awa Diop di soxnaas Issa Dia magu El Hadj ànd ak Aminata Sall di soxnaas Jibi Dia magu El Hadj
tey nag teew nañ fii ci turu El Hadj parce que dañ ko fee parrainé tamit maa ngi nuyu monsieur le maire délégation bi nga xamante ne moom la yebal di leen xamal tamit ñun ñoo ngi ci ginnaaw le maire rek xëy na dañ ñoo parrainé mais monsieur le maire lépp loo xamante ne rek mu ngi koy def mu ngi koy yëgoo ak El Hadj ñëwuñu fii tamit pour wane ne xëy na El Hadj dafa ñëwal boppam mu ngi seen ginnaaw ndax El Hadj buy liggéey monsieur le maire lay liggéeyal di jaajëfal tamit ñi nga xamante ne ñooy personnel poste bi ci li nga xamante ne yéen a jël seen choix wu bopp parrainé El Hadj loolu tamit fierté la ci El Hadj ba tax na mu yëkkati délégation yi tamit boo gisee ni mu demee nga xam ne lu ko ñor la ndax ay jabaru magam la yëkkati ñu dagg seen guddi ñëw toog fii bon loolu xam na ne ñor na ko. 22 mu nekk xale bu góor fii ci poste de santé bu Léona Nord ki ñuy dalal nag moom moo di Mamy Gueye nekk représentant ki nga xam ne nag moom moo di haute conseillère des collectivités territoriales di Fatou Sène Ndioba Dam kon Mamy xanaa dañ lay jox kàddu gi rek. asalaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant ñëwoon fii représenté la marraine madame Badiane Fatou Sène HCCT au conseil des collectivités territoriales nekk présidente des femmes Benno Bokk Yaakaar fii ci département bu Bambey moo ma yónni woon fii pour ma teewal ko fii di leen wax ne leen ku fonk bés bi la ku fonk tamit li ngeen ko jagleel la ndax moom daanaka moom moo fi représenté jigéen mi ngi seet yaay ji di ñaanal bébé bi yàlla defal ko mu nekk mag mu lislaame am ndey ak baay di nuyu délégation monsieur le maire maa ngi ànd ak ñoom Baye Zal ñoom Thierno ñoom Moustapha ñoom ñëpp Abdoul Ba nga xamante ne fii la nekk ci Kër Saakura ñu ngi koy ziyaare bu baax a baax di remercier personnel de santé bi di leen wax jaaraama seen liggéey rafet na man poste de santé bi ma fi ñëwee sax xàmmeewu ma ko parce que ni mu mel nii vraiment man ba ma fiy ñëw dafa lëndëm mais fi mu nekk nii dafa leer loolu nag ñu ngi ciy sargal monsieur le maire te xam naa ne loxoom mi ngi ci biir bu baax te ñu ngi koy ñaanal yàlla may ko ndam ba nga xamante ne nii bu jëlee mairie bi incha allah li ngeen ko fi ñaan yëpp dina am dooley def ko fi. ndax ku ne santé ne wér-gu-yaram ku ne wér-gu-yaram ne jigéen ak xale ndax tey jii li ñu fi dajale daanaka coow li lu muy bari rek mooy ku waroon mucc ñi war koo ganale ci 2022 yi kon tey jii bu ñu nee santé jigéen ak xale tey jii ñi am sens lii nekk seen première bés ngeen am réussite bi ndax mën ngeen koo def ba pare doo leen ko gis wala ngeen toog ba fajar nit ñi daje fi doo leen ko am mais boo leen ko amee à minuit 8 minutes kooku dañ leen di féliciter xam ne yàlla nit ki lu muy liggéey rek la yàlla di fay te ñu ngi xaar keneen xaj na balaa ñu fiy jógee mu ñëw kon ñu ngi ñaanal bébé bi nekk suñu jarbaat ndax bébé bi yaayam ak yaay Ousseynou Ndiaye ñoo bokk benn papa muy Ousseynou Ndiaye mee toog kon jarbaatam la mu dëkk tamit Kër Saakura te ku ne poste Léona Nord xaj na tur wi mën nañ koo dàggantale ci Léona Nord mais Léona Nord Léona Sud Kayen Kër Maas Kër Saakura ñoom ñëpp ñoo ciy jariñu te gis nañ ne population bi ak seen pas-pas ak seen mën-mën gis nañ ne population bi ñu ngi daw di ñëw ak seen professionnalisme ak seen accueil parce que li ma naan premier bilan poste de santé mooy lan mooy ak cet ak dal ak xam ni ngay waxee ñi nga xam ne mooy maladie xam ñi ngay waxee ñi nga xam ne ñoo ànd ak malade bi parce que ki ànd ak malade bi moom bëgg-bëggam rek la xam am na noo koy accueillir frustration mën naa am mais fii moom gis nañ fi suñu xel dal na fi doléance yi ñu fi dégg nag xaj na bi ci jiitu mooy extension poste de santé bi kooku ñu ngi ci te voté nañu budget bi barki démb 12 millions yoo xam ne def nañ ko ci poste de santé Léona Nord nga xam ne ci année bi ci kàttanu yàlla dinañ ko liggéey kooku moom lu ma leer la lu ma xam la leneen li muy fonds de dotation yi ngeen wax barki démb voté nañ budget bi mais yokkuñu ko mais conseil municipal bi fa toogoon ñoom joytu nañ ko pour que fonds de dotation ñu yokk ko parce que li ko waral 10 millions nga bëgg koo séddale commune Bambey tey ji ñu gis fii poste de santé bi ak poste de santé yeneen yi fi ne muy yeneen poste de santé yi fi ne gis nañ ne lu néew la
kon yaakaar naa ne loolu conseil municipal bi xam na ko monsieur le maire xam na ko te yàlla def na ñu ñëwaat déggaat doléance boobu yaakaar naa ne bu ñu demee dinañ ko wax monsieur le maire que pour que incha allah le soir du 23 bu fekkee ne toogaat nañ fi ci kàttanu yàlla ñu mën koo yokk. ñoo ngi remercier ñëpp kàddu yi ñuy mujjee yëkkati nag ay kàddu remerciement lay doon di nuyu Moustapha mi ñëw léegi Moustapha Ngom le martyr ñëw ne léegi bokk ci délégation monsieur le maire di sant di gërëm di commencer sant bi ci ñi nga xamante ni dañu déplacé wu ñoo fekk ci ñu tey parce que comme ni ko ñëpp waxee rek mënoon nañu teg suñu chaise te duñu gis kenn mais alhamdulilah ba nga xamee ne tey la ñuy doog a commencé te tey nit ñi wuy si nañ ñu kon ñoo ngi sant ñoo ngi gërëm di sant parrain yi fi jaar yëpp muy monsieur le maire muy El Hadj Dia muy Omar Sow ñi fi teew ñëpp ñoo ngi leen di sant suñu marraine honorable Fatou Sène bi nga xamante ni moom tamit yebal na délégation tey nag mami mbubu kii laa sol agent de santé kon damay wax ci turu agent de santé yëpp merci beaucoup di wax ci turu ICP merci di sant suñu yaay yi ñi nga xamante ni ñooy bàjjenu gox yi di sant personnel communautaire bi yëpp relais ASC bàjjenu gox lépp ñoom la tey bu réussite amee nii rek lépp ñoom la di sant bu baax bàyyiwuñu kenn voilà di sant aussi suñ président comité de santé bi nga xamante ni mooy Malick nga xam ne lu ñu nekk suba ba ca ngoon rek moom it moo ngi ci ak oustaz mi fi teew Malick dañuy wax naan ñun mooy suñu góor parce que lu ñu sumb rek mënu toog 2 jours yoo xamante ni ñëwul ci poste bi kon dañ koy ñaanal moom it bépp yéene bu mu am ci poste bi rek yal na yàlla antu yal na yàlla teg loxo ci li nga xamante ni mooy njabootam moom tamit di ñaanal nag ki ñu fi dajale ñun ñëpp muy bébé bi parce que tey lii yëpp moom la di ñaanal waajuram bu jigéen ak waajuram bu góor ndax daa mel ni taaw la di ko ñaanal yàlla na si yeneen ak yeneen i doom topp doom ji ñu fi accueillir tey yàlla na toog ba nekk si ñi nga xamante ni ñooy jiite dëkk bi nekk doom ju am jom doom ju am lislaam yàlla suñ borom mën na ko te yàlla na ko yàlla def di ñaanal di remercier waa Léona yëpp Kër Sakura Kër Maas Léona Nord Léona Sud Kayen bàyyiwuñu kenn population bi yëpp wuy si nañ ñu tey ci turu ICP ak ci turu comité de santé bi turu poste de santé bi yëpp ñu ngi leen di wax merci di remercier Malick bii nga xamante ni moom la moo fi teewal tey presse bi tardivement lañ ko woo mu déplacé wu jóge voyage ñëw loolu aussi du luñ koy fay mais yëg-yëg kese la merci beaucoup Malick merci beaucoup à tout le monde bonne fête de fin d'année et à l'année prochaine incha allah merci beaucoup. ci poste de santé bu Léona Nord am nañ fi tout tànk boo xam ne góor la ñu koy ñaanal mu gudd fan am wërsëg am ñam bu bare ñu ngi leen di ñaanal yéen it yéen ñi nga xam ne yéen ay seetaan Bambey 24 bonne heureuse année mu nekk année de paix réussite ak beaucoup de bonheur ak santé la ñëw jaajëf